asalaamaaleykum samay mbokk sénégalais yi maa ngi nuyu képp ki nga xamante ne yaa ngi may béggee di ma seetaan rawatina samay abonné ma di leen gërëm di leen sant naan leen continuer leen abonné leen sama chaîne wàcce leen ma seeni commentaire te bu leen fàtte bi bës ko waaw tey nag dama ñëwoon ak yéen ci beneen facette parce que ku ne la fête de Pâques ku ne veille pascale au Sénégal xel yëpp day daal di dem ci ngalax ma ne pourquoi pas cette année c'est vrai que fekkuma Sénégal mais pourquoi pas ma baaxantal ko fii ma ne defar lu ndaw rek pour kër gi waaw comme ni ma ko doon defee at bu ne waaw ngalax nag pour man c'est pas compliqué c'est pas si compliqué que ça defar ko waaw parce que comme man bi ma nekkee Sénégal dama doon am habitude di defar quantité bu bari pour dëkkandoo yi xarit yeeg am di jaam yi ndax ñun Sénégal loolu la ñu xam Sénégal teraanga la ñu xam Sénégal boo duggee ci famille yi da ngay gis catholique musulman ñépp bokk nekk benn loolu def suñu charme réew loolu def suñu Sénégal bi nga xamante ne moo tax ñu naan pays de la teraanga daal waaw man nag dama doon defar quantité bu bari mais c'était pas si compliqué que ça parce que dès la veille laa doon jël sama buy bu ma jëlee sama buy tànn ba mu set daal di jël raxas def ci ndox raxas bu ma ko raxasee jël ndox xooj bu ma ko xoojee parce que man d'habitude les samedis laa doon defar sama ngalax beaucoup de gens font les vendredis mais à un moment donné les chefs les prêtres préféraient que ñu koy def samedi parce que nit ñi dañ doon focaliser wu ci ngalax ba nga xam te ne dañ doon fàtte sax vendredi saint prière beeg yooyu waaw mais forcé wuñu kenn nga def ko samedi si tu es sûr que yow vendredi mun nga ko def pare avant l'heure de la prière bi nga xam te ne c'est le plus important moo tax ñuy naan Pâques nga def parce que dina la wàññi liggéey waaw man la veille ma xooj bu ma ko xoojee noonu bu ma xëyee ndox bi ma ko xoojee ma wax leen dara ndox bi ngeen xoojee premier ndox bi jamais ngeen jël directement jàmb pour commencer seen kii li ngeen di def seen ngalax ndox boobu à chaque fois da leen koy këpp ndax ndox boobu mooy def sa ngalax bu dee dangaa ñëw rek directement nga jàmb ak ndox boobu mooy def ngalax bi boo ko yëqalee nit bu ko tegee quelques instants après nga gis day fuur ne ba mel ni ba toll ni man mii xam ngeen damaa gàtt ngalax bi fuur ba toll ni man waaw wala nit bu koy lekk nga gis mu forox yi bay jàpp ci bëñ yi waaw wala nga koy lekk sa làmmiñ mel ni luy rocceeku wala mu def la biir buy daw en général loolu moo koy def sa première ndox bi d'habitude këpp ko boo ko këppee xam nga buy bi déjà gajaf na li nga xamante ne dafa fanaan ci ndox nga defaat beneen ndox boo defaatee beneen ndox jël ko mélanger ko ak sa tigadege jàmb sa buy ak sa tigadege ba mu maase nga daal di jël sa tame segg ba mu normal waaw segg ba mu set wecc boo paree daal di suukar essence vanille fleur d'orange def sa aromatiser ko à ton goût waaw mais suukar bi aussi de préférence taamu nañ ci nga yemale ko bañ ko def mu bari parce que suukar déjà on sait que c'est pas bon pour la santé waaw te suukar bi aussi bu baree boole ko ak tigadege bi ak ñu ngi ko ci waxee buy bi bu baree boo koy lekk mooy def mu mel ni sa fii day xoos après mu def la mel ni ku soj waaw moo tax de préférence dafa suukar bi nga xamante ne bu yem lay doon boo paree nag man kii araw sachet laa amoon habitude defaree ngalax mooy profito di remercier waale jigéen ñooñee nga xamante ne ñun ñoo tax ba ñun ñii nga xamante ne tey ñu ngi ci diaspora bi namatuñu araw namatuñu sunguf namatuñu sankal namatuñu cere luñ bëgg lu ne daf ñu fekk si ba fii foo mënta ne ci àdduna mu fekk si la fa waaw muy ces femmes transformatrices ces femmes ñi nga xamante ne dara taxu leen jóg lu dul liggéey daan seen doole ñàkk tey suñu produit dëkk ñu tax ba àdduna wërngal këm xam ko ñooñu mënul ñu leen lu dul delloo leen njukkal rek waaw léegi sama araw bi la veille laay jël ndox mu tàng
jël ndox tàngal ba mu tàng jër daal di ko kaas. Bu ma ko kaasee noonu def ci ndox mi bàyyi ko noonu ba ci ëllëg si bu ma xëyee ci suba teel, comme que ngalax bi dama koy teel a def d'habitude pour teel a pare, ma daal di jël ndox normal kaasaat ko. Bu ma ko kaasaatee ak ndox normal fekk na teg naa sama ndox pour tey, daal di jël sama inde def ci. Bu ma ko defee sama inde tey, gis nga boo ko defaatee sa inde ba tey, non dafay mel ni lu ñu defar tey. Dafay mel ni lu ñu defar tey, day beesaat tak. Boo ko dindee noonu ci inde bi nag de préférence jëlal sa suukar bu moo ko tuuti nga wis ko ci. Loolu mooy def ki araw bi nu mu bindoo à chaque fois noonu lay des. Doo ko def ci kii bi mu gajaf nappaajoo mel ni kii. Non, araw bi ni mu kiiwee ça dafay kii daa xaw a kii tuuti dëgër tuuti, nu mu bindoo daal noonu lay des. waaw nga daal di jël sa koko, boo ko kiiyee noonu wis ci sa tuuti suukar, daal di jël sa koko, fekk râpé nga sa koko ba pare, def ci waaw. Mën nga jël sa tuuti muscade sànni ko ci. Après boo paree lu des jël sa caakri def ko ci sa kii sa gerte beeg sa buy bi nga segg ba pare, liquide bi nga segg ba pare, daal di jël mélange yëpp, mélanger ko jaxase ba mu maase, daal di def sa raisin. Man d'habitude ngalax bugguma mu bëri ñama ngalax bugguma ko surcharger, ndax da ngay gis koo xamante ne dina def pomme, dina def pomme, dina def banane, dina def lu nekk, mais loolu après pour conserver ko day am problème. Te ngalax comme ni ma ko waxee déjà gerte ak buy doon ne li nga xamante ne ñaari kii la fort la, boo ci boolee ak yeneen kii consommation dafay xaw a difficile daal. waaw je préfère mu simple, am raisin, am coco, nga kii aromatisé ba nga xamante ne xet bi waaw day am xet bu neex, jeex na. Am nga sa ngalax bu neex bu oyof boo xamante ne sax nga def ko au congélateur frigo normal rek nga dugal ko fa, ni nga ko defaree nga pare, ni mu bindoo noonu ni mu mel, mën nga ay fan nga di ci naan noonu lay des, du changer, du forox, du def dara, du doxal biir, du def dara. waaw léegi nag ñu dem ma won leen ngalax bi. ngalaxu Madeleine laay laxi la ku mënul ba woolu yàq yoo wax. Madeleine rek dara du doy bay des. xool leen lii ñu bari dañuy foog ne nag dama ci def chocolat, mais defuma chocolat parce que tigadege ngalax bi en général benn mère moo ma doon jaay tigadege, mais comme que pour ngalax la daf koy def tigadege bi xaw a kii ni mu koy saafee mu gën a nuñ ko ciy waxee saaf bi gën a marron que d'habitude. waaw saaf bi bu rafetee rek après sa ngalax ni lay mel. ñu bari dañ lay naan waaw yow de xanaa yow jënd nga chocolat ba dee, waaye yow xanaa lee dara nii rek. waaw boo amee saaf bu rafet tigadege bi ñu saafal la ko saaf bu rafet, sa ngalax nii rek lay mel. waaw ku ko gis nag foog ne danga cee def chocolat. mi ngi nii def naa ci sama raisin aromatisé ko, mi ngi nii gis ngeen samay araw. d'habitude nag boo leen koy defar ndox mi nuñ ko ciy waxee buy beeg yooyu ngeen segg bu mu tolloo ak araw bi, parce que dee leen jàpp ne araw bi day jël wàllam, araw bi day sekki, ce qui fait que d'habitude na buy bi ëpp araw bi, comme ça bu sekkee nii lay mel. gis nga nii, gis nga mën nga jël sa nuñ ko ciy waxee kaas def ci, bu la neexee nga jël sa kuddu lekkee, bu la joxee neexee nga naan, mais boo defee ndox mi tollook araw bi mooy def ne après day dëgër mel ni fonde. waaw doo ko mën a naan. waaw gis ngeen ngalaxu Espagne ngoog. raisin moom kenn waxatu ko, raisin fii la wullee ñaay, ndax fii lañ koy béyee. lenn rek ci manqué de ak coco, te damaa fàtte ñu àndaaleel ma coco waaye du dara, bu leen wax dara. déwén moom coco moom non bu leen wax dara. déwén coco laay gàddoo Sénégal ba fii waaw
mu ngoog am naa li ma soxla, defar naa sama ngalax, sonn ma te dinaa ko mën a conserver ay fan ndaxte fête yi d'habitude frigo yi dañuy surchargé, congélateur bagage bëri, mais même boo ko tegee ci frigo normal bi noonu sans congeler ko du def dara, mën na fa des ay fan ngay comp ndànk di kii, parce que boo ci sëggee déjà defar beeg yooyu ak dafay kii pour nga lekk ci après daf lay day mel ni lu la génnale ko ndax xel bi nu mu lay duggee, mais après boo ko dencee ay fan ak sa xel di sa xel di soog a ne te ci lay dàq sax ci lay dàq. mu ngoog ngalax bu oyof, ngalax boo xamante ne foorul ba boo koy lekk sa ŋaam yi di jooy, doo ko lekk sa làmmiñ bi du rocceeku, doo ko lekk di mel ni ku soj wala di amee kii nuñ ko ciy waxee biir buy daw jaare. waaw boo bëggee ngalax mel noonu moom defee ko nii rek ma la waxee, defee ko nii ma la waxee. waaw may profité nag di souhaiter à tous mes frères et sœurs chrétiens qui croient au Christ une bonne fête de Pâques. Que cette résurrection du Christ soit une bénédiction pour tout être humain qui se trouve dans le monde entier. Que ça soit une bénédiction pour nous tous. ñu fekkee ko ay ati di ngalax ay ati di ko séddoo ak suñuy mbokk, suñuy xarit, suñuy am di jàmm. waaw loolu laa amoon lu may kii di ñaan Sénégal jàmm dellu si fa, ndax kat ku ne Sénégal xam ne réewu teraanga la. Sénégal xamee nañ ko ci teraanga ak def lu baax. Sénégal da nga fay ñëw doo xàmmee catholique bi, doo xàmmee musulman bi, comme par exemple man sama famille rek boo fa duggee benn kër ñu ngi dëkk benn kër, ay frères sœurs cousins cousines les neveux les nièces da ngay gis ñii musulman ñii catholique ba ci témoin de Jéhovah sax dans la même famille on vit ensemble dans la même maison te ça nous empêche pas de vivre en paix. Ça nous empêche pas de vivre en paix. nga xam ne Sénégal benn la kenn mënu ko xar ñaar. may ñaan yàlla delloo si jàmm suñu réew ba lii fa xew yépp doon ay nettali, doon ay yu ñuy fàttaliku, que ça soit que des mauvais souvenirs. waaw di souhaiter à toute personne une bonne et heureuse fête de Pâques. Je vous le souhaite à vous tous. te ngalax bi maa ngi leen koy yekkal yéen ñëpp ñi may seetaan, ñëpp ñi abonné sama chaîne, spécialement à ma grand-mère, mon homonyme, ma mère. Cette femme n'a pas fait que me mettre au monde, mais c'est ma mère, c'est ma grand-mère, c'est mon père. Cette femme elle a tout fait pour moi. Elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir, se développer, devenir jeune fille, devenir femme. Quand tout le monde m'a tourné le dos, cette femme, elle est restée à côté de moi. Quand tout le monde a refusé de me comprendre, cette femme m'a compris. Elle est restée à côté de moi. Cette femme, quand j'ai eu mal, elle l'a eu elle aussi. Mes moments de bonheur, elle les a partagés avec moi. Jamais je la remercierai assez. may ñaan yàlla rek mi dara tawul yàlla na ma may li ma wut si ci réew mi mu may ma ko sama yaakaar bañ a tas ak képp ki nga xamante ne mi ngi jóge Sénégal mi ngi jóge réewam ñëw ci diaspora bi ak fépp fu mu mënta nekk même Afrique yeneen dëkk yi wuti ji seen yaakaar bañ a tas ngeen am li ngeen wut ba dellu teral seeni mbokk teral seeni waajur. waaw kooku maa ngi koy ñaanal tey gudd fan, maa ngi koy ñaanal tey wérgu yaram. ngalax bi nag maa ngi la koy envoyé bul naan benn ngalax xaaral ba suma sa sët xaaral ba sam rek mi ngi ñëw léegi GP. waaw kon je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et vous souhaite à vous tous une très bonne fête. ngalax.